depuis 3 jours mënaguñ ko denc métti na loolu donc di baalu ak ñëpp wax dëgg yàlla du ñun famille bi rek ñoo am métit mais je pense que c'est tout le Sénégal. lu tax ñu dinañ ñëw léegi ànd ak yow ci waxtaan wi. ngir leeral yooyu waaye faaw ma nuyu ki nga xam ne. yàlla moo dogal ba Sidi Lamine di xëy si ci kër gi di fi liggéey bés bu ne di dox lépp ci kër gi moom ñun ñoo ko defoon suñu kilifa. ginnaaw bi nga xamee ne Sidi tamit dañu ko dénkoon ndax lépp lu Sidi mas a dugg mbaa mu cay dox depuis ba mu soxee kër gi di Walfadjri ci doon àndal kër gi yëpp nangul ko kilifteef googu muy du ma ne suñu mag mais ñi ëpp ci ñun papa la mbaa ndijaay ci ñoom muy Abdourahmane Camara moom tamit ba mbiri xewee ba léegi nelawatu léegi rek ñu ngi koy wax fii ak maam Biram Wajek Seyni naan ko nag da ngay noppalu parce que yu mel nii boo ko toppee boo deful ndànk mën nga cee jëlaay jafe-jafe Abdourahmane Camara maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. ñoo ngi lay gërëm di leen sant di leen nuyu di ballu ak Sénégal yëpp ci xew-xew yi parce que coono gi bare na wax ji bare na lii yëpp nag Sénégal Sidi Lamine mérité wu ko Sidi Lamine ne mérite pas ça liggéey na fii Sénégal liggéey bi nga xam ni vraiment dañ war a rafetal di ginnaawam Sidi Lamine dafa am njaboot mun loo sa suul sa baay ba koy suul baayu jàmbur ñii ñooy doomam ñii ñoo am kàddu gi ñoom wax nañu sunu baay fii lañ koy suul ndax seen baay moo leen waxoon loolu mbëbëtu Sidi Lamine woon ñoom ñu fekk ko ci parce que c'est ça dernier volonté mais kooku Moustapha kooku lu ci nekk dañ leen war a jàppale pour ñu vraiment denc Sidi Lamine fi mu bëggoon ñu denc ko muy si Yoff ba mën a dellu ci liggéey ba bu ñu mën a waaw loolu la waaw te vraiment ñu Sénégal yi ñu mën a dem ci leneen waaw te Sidi Lamine defe naa ni bon mun loo ba ma génne ak depuis mardi ba léegi ma nga morgue ba metti na si njaboot bi metti na si Sénégal yëpp. aywa bisimilah Cheikh léegi ñu déglu ana lan ak lan nga bëggoon a indi tey ay leeral ci xew-xew yi nga xam ne moo am diggante talaata ak tey jii di alxames. voilà ok jërëjëf ginnaaw bi ma masoo coono Sénégalais yëpp di sant yàlla ndaxte nag dogalu yàlla na yàlla moo tànn que effectivement jeudi bi ba léegi Sidi Lamine Niass mooy si morgue bi li may ñëkkee mooy. yu ñu dégg comme que Sidi Lamine Niass néew bi yóbbu nañ ko Kaolack information boobu noonu amul loolu la tubaab di wooye intox ndaxte dem nañ sànq si morgue principal ñu dugg xool néew bi ma gis néew Sidi Lamine Niass moo ngi foofu noonu présentement donc information boobu noonu c'est information donc loolu noonu laa ñëkk bëgg leeral sénégalais yi ne néew Sidi Lamine Niass moo ngi morgue hôpital principal ba fi ñuy waxee nii exactement te ñoo ngi encore en discussion ak les autorités mais néew gi moo ngi foofu noonu et c'est bien protégé ça c'est la première chose deuxième chose mooy damay ñëwaat si lii sama tonton sama nijaay sama lépp ndaxte dama ne woon tey du ma ñëw def allocution te ñëwul toog pour l'instant mu koy associé parce que yàgg na ak Sidi Lamine Niass depuis 35 ans man sax juddoogu ma woon donc ils ont beaucoup cheminé lépp lu mu wax rek daanaka mun naa ne sama baay dina si ànd ñi ngi wax fii démb ne kama mu neex ko mu naqari ko obligation la mu ñëw taxaw ak yéen loolu moo tax ma ne ko tu vas venir yow moom yaay lépp Sidi Lamine Niass donc dinañ waxtaan ñun ñaar donc première chose donc c'est une fausse information néew bi mooy Kaolack c'est pas vrai deuxième chose mooy rebondir li tonton sama nijaay kamu Abdourahmane Camara wax mooy mënoo suul sa baay suul baayu jàmbur c'est pas possible tey nii toute la famille de Sidi Lamine Niass ay doomam sànq nii loon def réunion familiale tout le monde à l'unanimité bëggoon neen sax ñëw toog ñun ñëpp may leen loolu du sama
bàyyi leen kilifa gi ñëw ki nga xamante ne c'est la voix autorisée wax au nom de tous mais à l'unanimité et de manière consensuelle ñëpp d'accord nen si ñu yóbbu ko Yoff conformément à ses volontés volonté man sama papa xawma lu tax ren nii lu ñu doon discuter déjà de manière daanaka chaque jour mënuñu toog 4 à 5 fois te waxtaanuñu WhatsApp te ay heure volonté de ces dernières volontés en tout cas pour man ça converge si Yoff donc nen ñu may loolu laay ñaan Sénégalais yi loolu laay ñaan ñëpp ndaxte coow li bëri na loolu nen ñu may ñu respecter volonté Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass mun a reposer en paix et éternellement ndaxte nag wax dëgg yàlla comme ni ko Abdourahmane Kamara waxee il ne mérite pas ça donc tey nii de tous c'est même plus un problème familial parce que problème familial amul sa famille est unanime ñun en tout cas ay doomam ay jabaram on est unanime donc su fekkoon famille bi na c'est pas familial dépassé na ko donc loolu moo tax j'interpelle tout le monde chef religieux yi sama pap ñëpp la fonkoon autorité yëpp nee naa la Touba ni mu ko fonkee Serigne Touba ni mu ko fonkee benn bis maa koy ne dama gént Serigne Touba mu xool ma ni ma te ni mu ko waxee dans un cercle privé mooy lu dëggu si moom noonu la meloon tamit si Tivaouane noonu la meloon Kaolack et cetera je veux dire tey nii il était partout ratisser large boobu noonu moo doon le nu mu tuddati mot clem donc fi may jeexalee parce que doon ne woon day wax lu xaw a gàtt fi may jeexalee mooy combat Sidi Lamine Niass mooy sans voix maanaam ñi nga xamante ne amuñu baat moom mu ñëw jox leen ñu mën a exprimer wu tey nag Sidi Lamine Niass mooy sans voix tey nag Sidi Lamine Niass tey nekkatu fi donc sans voix yooyu noonu mu doon xeexal dundam yëpp maa leen di ñaan ñu ñëw jàppale ko ñu ñëw honorer ko ngir nag dernière volonté am ñu mun ko respecter ndaxte nag je pense que dundam bi yëpp mérité na au moins loolu noonu ñaan nu leneen li may ñaan autorité politique li may ñaan autorité religieuse li may ñaan sénégalais yëpp mooy wax dëgg yàlla 3 jours métti na lool sans voix bi mu doon tey les sans voix yi mu doon xeexal démb ñoom ñoo war a ñëw jël le relais ne leen nag famille bi ñoom ñoo am le mot effectivement ñu respecté kàddoom donc loolu laa bëggoon wax Moustapha. ñu ngi lay sant di la gërëm di la masawu Abdourahmane dañuy waa tëj parce que bëgguñu yàggal ndaxte nit ñi liñ gën a soxla mooy ku leen leeral rek benn waaye daf ma wax démb ne ma su fekkoon ne Sidi moo doon régler mbirum enterrement am réglé nañ ko bu yàgg ndax taxawaayam lu Cheikh wax di lay dëggal su fekkoon ne tey am na voix am kenn waxatu ko li réglé na ko bu yàgg mais liñ bëgg a laaj rek xam nañ ne Sidi lu bari bu ko daan dox jëmale ko ci wàllu administration autorité yi est-ce que boobu ba léegi ak Cheikh waxtaan ngeen ak autorité réew parce que ñoom la yàlla dénk réew mi quand même pour ñu jël disposition permettre ñu respecter la dernière volonté de Sidi Lamine Niass. Oh, effectivement ñun ñoo ngi waxtaan ak autorité yi bon depuis lors depuis mardi ñoo ngi waxtaan ak nit ñi di seet nan la ñuy trouver une solution. bu génn ci lii parce que Sidi Lamine war na dem noppali. c'est le plus important génn ci waaw parce que ñun toujours li mu leen wax mooy que li ëpp na dem noppalu waaw bu Sidi Lamine nan ko génn si glace bale dem si suul ko dégg moom fi mu kii si fa Yoff la choisir nee na ngir yàlla ak yonent ba maa ngi ñaan njiitu diine yi nan ci wax surtout ak fépp fu nu mënti bokk ku ci mënti am ñoom ñëpp la Sidi Lamine amoon seen yëg-yëg waaw mu si sànqam lu kenn dafa amoon seen yëg-yëg ku ci nekk dafa la mës a taxaw tey nag lan ko tey nag ñoo ko war a taxaw ba njabootam jël ko dem suur ko ngir yàlla ak yonent bi li leen di ñaan rek mooy loolu ñun ñaanu leen leneen wutuñu alal wutuñu dara li leen ñaan rek mooy Sidi Lamine dañ ko may ngir yàlla ak yonent bi mu noppalu di ngir dëggal li ngay wax rek ñàkk a tànqam lu gi mu ñàkk a tànqam lu këru diine yi ci dund
Abdourahmane mën na ko seede ay yoon ay jafe-jafe wala ay coow am ci yenn këru diine yi bu ci yeneen télé yeeg yeneen rajo yi wala yeneen journaux yi waxee moom day jël téléphone wooñu ne bu leen ci wax maandu leen ci parce que xamoon na li nga xam ne moo ne ci kër yooyu ñuy dellu di leen gërëm Abdourahmane Cheikh Tidiane ñi lay gërëm bu baax a baax di dellu di massawu coono Sénégal yëpp lii rek lañ ci jublu woon ngir leeral wax ne liñ njëkk a war a jàpp moo di ne néewub Sidi Lamine Niass ba fii ñuy waxtaane ma nga ca morgue hôpital principal moo di ne ak njabootam ñoom ñëpp daje nañ ci waxtaan ci bu dul benn di ñaar sànq ci suba moo ci mujj lañ ci jàpp daal mooy respecter dernière volonté am mooy yóbbu ko tëral ko foofule ca Yoff leneen li nag waxtaan lay doon xam naa ne waxtaan wuy wéy la mais njaboot gi ñoom la ñu jàppoon ñoo ngi ko jàpp léegi di ñaan sénégalais yi rek ñëpp ñi nga xam ne dañu jàppoon ne Sidi Lamine moo doon taxawal képp kuy sans voix ci réewum Sénégal tey jii moom Sidi Lamine mooy sans voix ni ko Cheikh waxee sànq ñu fexe rek ñun ñëpp delloo ko njukkal yombal mbir bi ba jàll ci leneen ndaxte Sidi encore une fois mérité wul lu mel nii ñu leen di sant di leen gërëm mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax di jaajëfal Penda Diallo Guèye ak Cheikh Tidiane Ndiaye ak ñi nga xam ne ñoom ñëpp la ñoo ànd ak ñoom boo mbir mi xew ba léegi kenn tëddatu ci sa kër daanaka lépp fii lañ koy ngir nekkee ngir mën a fexe rek ba sénégalais yi di jot information bi gën waaye tamit di def li nga xam ne moom lañ ameel ñun borom kër gi mooy delloo ko njukkal ci li mu bàyyi ak ñun ba bis leneen mbokk yi jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah. Cheikh al Islam al Hadji Ibrahima Niass alxamis la Khalifa Niass àjjuma la Cheikh al Islam génn samedi Khalifatul Hadji Mouhamed génn dimanche kon talaata jaa ca des. Bismillahi rahmani rahim. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakun lahu kufuwan ahad. Cheikh al Islam al Hadji Ibrahima Niass alxamis la Khalifa Niass àjjuma la Cheikh al Islam génn samedi Khalifatul Hadji Mouhamed génn dimanche kon talaata jaa ca des. Bismillahi rahmani rahim. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم